rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne du net mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders baaxoon nañu di àndoo ak yéen ci ay jotaay yu leen di wétali képp koo xam ne am ngeen ci ci li nga xam ne mu ngi koy def moo xam si culture lay yëngu wala ci lu mënti doon beneen ndaw bu ñu dootul présenté quand même ñu baree bari ci askan wi ràññee taxawaayam mais également am choix bu baree bari ci moom Fatou Kiné borom Thiès Fatou Kiné borom appartement 2 Fatou Kiné xaritu sénégalais yi moom la chaîne des leaders daam ak jotaay madame Kounta ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité. ah Thiongar yow sa présentation mor na est-ce que duñ jàll ci beneen question. merci beaucoup li ma waroon wax yow wax nga ko. nice noonu la baaxee. waaw di nuyu ñëpp di bëggee waa Sénégal macha allah. parce que occasion yu mel nii rek la ñu am di nuyuwaale képp ku la sopp parce que xam nga kër gu nekk moo faa dem joxe fa loxo donc ci genre émission yi rek ngay mën a nuyuwaale ñëpp di leen sant di leen gërëm. di leen wax ne yëg naa ñaan yi mi ngi egsi et tout. xam nga di remercier aussi ñi jàpp ci combat bi di remercier waa kër gi famille yi xarit yi proche et tout. yéen aussi seen buzz macha allah yéen a ngi def seen liggéey promotion artistes yi. avec qualité et professionnalisme. merci beaucoup en tout cas alors duñ commencé te gërëmuñu leader yëpp PDF kenn la ci man di soppi ci man di ku ñuy encouragé Papa Djibril Fall Anta Babacar Ngom ak Issa Diop borom Guédiawaye képp kuy leader rek quand même ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jégalu quand même ci lépp loo xam ne rek jàpp ngeen ni rëq-rëq la ci liggéey bi Fatou Kiné c'est vrai que trou Fatou Kiné la ñu bari découvrir à travers cinéma wala série yi nga xam ne moo ngi koy def. sa parcours théâtral fan la commencé ci li tënku rek. ci li tënku waaw ba ma gën a nekk xale man nag à bas âge presque laa dugg ci théâtre te ba may dugg du woon cinéma affaire école de théâtre la woon. parce que dafa amoon benn école Aline Aïdara mi nekkoon ci Soleil Levant. kooku moo créé woon benn école de théâtre après woo ay xale et tout pour former leen. pour moom def réapparition parce que dafa réeroon mu ne donc moom li mu jàng li ne ci moom bëgg na koo def ci xale Thiès yi donc organiser benn école de théâtre et tout à la longue nag la ko def troupe théâtrale parce que dafa gis ne élèves yooyu muy jàngal am na talent caché yu nekk ci ñoom donc fa la troupe théâtrale bi jógee muy gën a former et tout ba ñu egsi fii nii. d'accord alors parcours d'étude Fatou Kiné parce que franchement dañ lay découvrir aussi à travers théâtre yi nga xam ne ñu ngi koy découvrir ci yow ngay làkk français d'une façon boo xam ni ndax Fatou Kiné jot na jàng mais ak niveau d'étude am aussi ak également lu waral mu absenté wu li nga xam ne mooy études yi mu bàyyi ko évidemment. waaw dama boole woon jàng ak théâtre jàng naa ba am licence bac plus 3 en banque assurance finance. bon li tax ma bàyyi jàng nag du théâtre bi parce que ki ma doon fayal. macha allah fekkewul sama njëriñ maa ngi koy ñaanal bu baax waa année boobu la gaañu donc loolu moo taxoon ma yem licence mais théâtre taxul ma bàyyi jàng. te terewul aussi maa ngi doon jàng di def stage di théâtre di liggéey di théâtre. super alors pour ñu rendre hommage ki la doon fayal kan la exactement. sama nijaay sama benn tonton boo xam ne macha allah damaa judd rek mu bëggal ma boppam taf ma ci doomam ne sama papa sama yaay teggi leen seen loxo ci kii liir bi maa ko bëggal sama bopp. jàppe ma doom ba mu màgg. donc kooku. mënuma ci moom lu dul ñaan ndax lekkul sax ngàddu guro ci sama astuut loo xam ne def na ko ci man donc fa mu tëdd rek dama ko fay ñaanal yàlla suñu borom te xolam bu rafet macha allah yaakaar naa dina ko fekk. alors mu mel ni ñàkkoon ku la appuyer financièrement moo waral nga bàyyi li nga xam ne mooy études yi amoon nga choix quand même si njàng mi dégg naa amoon nga ci niveau en dehors de niveau bi aussi amoon nga ci choix ci étude bi quand même. waaw mais xam nga kii jàng aussi bokkut ak théâtre mën nga koo def de 7 ans à 90 ans jàng faaw mu am fu mu yem mënoo jàng toute une vie donc faaw nga am foo ko yemale léegi jéem a wuti liggéey jéem a waaw parce que su ko jàng nag ba bac plus 3 mën nañ ne eggagoo yenn niveau yi mais war ngaa mën ci bac plus 3 boobu soo ko jaaree ci yoon rek war ngaa mën a am liggéey ci dëkk bi donc looloo taxoon ma ne xaama arrêté dem wuti liggéey te macha allah yàlla mën na ma ko. macha allah alors nga dugg ci théâtre c'est vrai que parcours bu am solo la donte ni ndaw nga mais li ñu bari bëgg a xam ñu découvrir la à travers yow ak Ndeye Ndiaye benn complicité mais également seen liggéey ak Diop Fall bu ma juumul seen koor googu ban année la woon exactement nga xam ni ci lañ ñu bari évidemment ci lañ la découvrir. est-ce que du ay 2015 2016. peut-être côté yooyu la daal. waaw côté yooyu la. d'accord nan nga duggee woon ci série boobu. waaw suñu troupe la troupe théâtrale royukaay moo amoon ay contrat et tout sketch ci corps donc fa laa duggee après jógee fa jaar ci jiixi jaaxe et tout donc kii la woon contrat troupe bi la woon rek donc ñooñu ñëpp presque macha allah ci troupe bi lañ bokkoon. alors bi nga yëngu ci troupe bi ndax parents yi amoon nañu choix amoon nañu aussi gëm-gëm bi nga xamee ni amoon nañu gëm-gëm aussi ci li nga xamee ni yaa ngi ko doon def. waa kenn la woon muy sama yaay kooku moom dafa mës a gëm rêve doom xam nga comme ni ñu koy waxee rek gis nga xale su bëggee dara muy lu baax appuyer ko ci
bu subaa su ci échoué dara dina xam mais mën nga koo xañ bu subaa mu nekk ci leneen loo xam ne ma ngi koy liggéey mais xolam du ci sedd tey jii nit su bëggee dara rek muy lu baax yow gën koo encouragé et tout ñaax ko wan ko fi nga jóge wan ko fi nga war a teg sa tànk wan ko ne ko waroo maa gàcceel man mi la gëm donc moom gëmoon na ma mais sama papa aussi jamono jooju dañ naan théâtre day yàq jàng donc man j'ai fait tout pour macha allah góorgóorlu pour damay indi sama papa résultat yu baax te théâtre bi aussi ma ciy góorgóorlu ba sama yaay du ci dégg benn écho boo xam ne ñaaw na. Depuis 2015 ngay évoluer macha allah ñu gis la quand même par rapport ak évidemment série koor yi ci lañ la njëkk a découvrir ba léegi aussi ñu ngi lay gis à travers yenn producteurs yi nga xam ne ñoo nekk Thiès aussi di def liggéey bu am solo. ci ay séries yoo xam ne da nga ciy indi touche bu am solo vraiment c'est-à-dire li ngay représenté dans les séries de manière générale éducation bu nekk ci yow la loo dund la dañ la ci yar parce que vraiment talent bi kenn naabtale wu ko comme ni ñu ko waxee. kenn lam-lamee wu ko disons. waaw scénario yi nag macha allah gars yi ñoo may woo bind seen scénario ni ma personnage bi lañ soxla ci yow. donc personnage bu ñu ma woo artiste dangaa war a mën a am variété. parce que artiste moo mën a jouer moo mën a nekk tey médecin suba mu nekk menuisier ginnaaw suba mu nekk bon ginnaaw suba mu nekk dof loolu artiste moo ko war a mën a mën donc fépp lu fuñ la woo te yow nga ne artiste nga jàng nga ko xam les techniques xam nga art dañ kii ni ñu koy waxee sax don dañ koy judduwaale mais technique dañ koy jàng mën ngaa am don ci art mais techniquement soo demul nit ko fa am technique dala fay fekk duma la donc dañ koy jàng théâtre dañ koy jàng donc loolu nag soo ko jàngee ba mu daje ci yow forcément fu ñu la woo fu ne war nga faa mën a wuyu ndax personnage bu la neex la parce que li gën a bari ci li lay découvrir quand même da ngay gis Fatou Kiné dafay la jël bu ma demul appartement 2 nga indi fa touche bu am solo aussi loo xam ni faut que ñu wax ko réalité la ci askan wi ci dëkk bi ay jigéen yoo xam ne dañuy jël seen appartement di mbaraan et tout en dehors de scénario bi lu bari ci li nga joué loo dund la rawatina histoire de Mbaraan bi nga xamee ni joué nga ko yow ak suñu xarit Ndeye Ndiaye nu ngi koy nuyu ci fii ci appartement 2. waaw xam nga soo amagul jëkkër moom macha allah des fois da nga naa xaama cuuc fee capp fee du question bëgg bon question dara mais des fois tolluwaay la nga jàpp ne xaaral ma mbaraanantu nii affaire yooyu noonu mais même su dul loolu théâtre du dara lu ñu créé lépp loo gis ci théâtre rek société bi moo koy dund donc les plus enfouis yi nga xam ne secret yi gën a sori yoo xam ne nit mënu koo wax wala li am ci société ba nga xam ne nit mënul jékki-jékki nii rek wax ko théâtre loolu lay génne te gis nañ ne xale jigéen ñi instant yi nii dañoo teg ne liggéey bi jaakaar ne góor ñi ay compte épargne lañ ay gab lañ alors que du loolu nit ki mën ngaa mën a génn ak góor bu la neex mais nga indépendante financièrement parce que aussi góor léegi nii maanaam ku la jox ku ne am na fu mu lay xaaree parce que dañuy chantage et tout donc mbaraan dafa metti ndax tey ñu may la suba duñ la may ginnaaw suba ñu may la te sooy mbaraan faaw ngay créer di fen fii di jaxase fii di ruube fii donc mi ngi noonu loolu société bi temps yi xale jigéen yooyu la ñuy dund donc loolu la appartement di wane après nag parce que mënoo def omelette sans casser d'œuf faa nga wan ne xale yi lii la ñuy dund ba fin bi nga wane conséquence ne ñiy dund lii après lii moo leen ci fekk ki ci nekk xam ne carrément man que lii su ma ko continuer kon fee laa jëm ka ca bëgg a dugg te duggagu ci ne kon lii su ma ci duggee lii ma ciy fekk ma arrêté donc même su fekkee am na comédie am nay affaire et tout mais chute bi dafa war am conséquence su mbaraan donc loolu la alors ñu découvrir ni aussi yomb na ci yow trop franchement ngay inspiré wu bu ñu lay déglu déjà ci say touche ngay indi ay wax yoo xam ne ñu bari dañ naan Fatou Kiné fan lay déggee wax ji nga baal ma ñenn ñi sax naan Fatou Kiné macha allah yàlla daf ko may daanaka nga baal ma ci wax ji dafa xaw a ñaw làmmiñ dafay wax rek donc loolu aussi bu dee jamono ji la mën nañ wax ne dañ naan Fatou Kiné géwal la Fatou Kiné nangam aussi touche boobu lu jaaxal ñu bari la possibilité bi nga xam ne am nga ko ci wax am nga ko ci vraiment ci ku wax nga tontu ko daal. waaw loolu noonu peut-être yàlla am na lu muy def ci nit ki loo xam ne automatisme lay doon. donc nit ki su la waxee tag rek yow am na loo ko war a tontu mais nag nit ki soo nekkee ci benn mbir aussi da ngay gëstu munoo ne damay jàngale histoire te xamoo li histoire di livre histoire yi liiroo ko munoo ne damay jàngale géographie te liiroo. histoire kii ni ñu ko waxee sax livre géographie donc soo nekkee ci art di def des fois del gëstu et tout parce que duñu ay français bien vrai que su français jotee dañ koy wax mais wolof la ñuy wax ci wolof la ñuy jàngale donc baatu wolof dafa am solo
des fois soo bëggee wax benn phrase bu gudd pour mën koo expliquer nit ki mën nga koo tënk ci ñetti mots yoo xam ne ku dégg dina aane kii kon lii lay wax. am na yoo xam ne sama inspiration la mais am na yu bëri yoo xam ne aussi damay déglu ay waxtaanu mag damay toog ak ay mag donc loolu noonu dama koy for. de ce fait su may joué benn affaire su loolu taxawee logique boobu su taxawee rek tak xam naa fi ma ko war a dugal ba message bi jàll. merci beaucoup Pape Seck borom Tëngéej moom moo ñuy appuyé ci yëre olof yi nga xam ne souvent Fatou Kiné moom la ñuy defee émission Pape Seck waaw borom roof galan muy ndaw la am solo tàggu mbaar rëkk junjuñ te galan yëngawul. alors nga nekk xale aussi ngay découvrir di évoluer franchement nga bokk ci xale yi nga xamee ni nga baal ma jigéen ñi suñu mbokk jigéen dañ naan Fatou Kiné teint noir am bi nga nekk xale aussi certainement ñu bari ci góor ñi am loo xam ne franchement gisoon nañu ko ci yow je dis pas taar beeg yooyu macha allah mais askan wi bëgg la daal. ndax yomboon na ba ngay door a débuter sa carrière nga évoluer ak yan tendance nga doon dund évidemment moment yooyu. xam nga soo nekkul artiste sax ci jigéen bu nekk day am ay tentation foo dem fekk na fa ku toog këram sax ñu yónni ko ci boutique ba dina am tentation yow léegi yow ku jigéen ki ngay artiste ak ngay leneen ak leneen yow yaa war a xam rek ne lii jëmul kër ndax àdduna moom waru daal la à tout moment mën naa dagg donc su ñu koy waxee sax su dul woon nettali lu neex waay def donc soo ca tollee ak noo mënti mel ak koo mënti doon teg ko ci yoon rafetal ko parce que mucc gu rafet moo gën nettali bu ñaaw. waaw donc dara jaru ko fi daal. jigéen moom yàlla dafa bëgg nit ba pare suturaal jigéen yàlla mi la suturaal yow da nga koy gën a suturaal sa bopp. waaw ci tentation bu mu mënti doon daal bu la seytaanee këf. waaw parce que lépp loola góor may rek sa papa ak sa yaay am nañ ko ci biir kër gi même su fekkee sax moom moo leen ëppale mais jur bi ñu la jur éducation bi ñu la jox temps bi ñu am ci yow rek ba am confiance ci yow. waroo leen koo saamal ci mbedd mi di ko yàq. exactement ànd ak ni nga nekk xale ñu bari de quand même xaw a ragal jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci showbiz di def ay cinéma ak caméra yi di leen tiim ak yooyu. yàlla may la nga teel a dugg ci néegu sëy. choix la da nga gis ni obligatoire. nan nga mën a consacré woo ci sa gëm ni mën nga consacré wu ci sa carrière mais également nga nekk xale te dugg ci néegu sëy. waaw xam nga loolu destin la yàlla suñu borom moo ne woon Fatou Kiné su juddoo tel âge tel moment ku tudd diw dina ko takk loolu kenn mënu ci dara. donc du obligation du wéeruwaay du dara damaa gis koo xam ne doy na ma xam naa ne kii macha allah fekk na ma ci aar bi gis na ne kii am na ci fulla ak fayda ndax su ma ci fekkoon may caaxaan tey daf ma koy tere man waxuma ne ñi ñu ko tere ñëpp dañ leen cee fekk mais mën nga am nit ko am compréhension koo xam ne nee na kii kat ba ma koy fekk ci théâtre kat xam gis naa ko ci fulla ak fayda naa ko bàyyi ci li mu bëgg ndax affaire yi du intérêt jiituwu ci lépp lu amour nekkul day gaaw a dañ muy mariage muy leneen ak leneen tey jii xale yi ñuy forcé naan leen dem leen liggéey métier dem leen defi lii dem leen defi laa suñ ko bëggul su ci amour nekkul rek duñ ci góorgóorlu du fa yàgg dégg suñ fi yàggee rek amour mooñ ci bàyyi teg kon képp ko war a ñëw rek daf ñoo war a jàppale ci trajectoire boobu noonu. donc gëm nga ni c'est possible nga nekk ci milieu bi également nan ngay dundee aussi nga nekk njaboot yor ay tout temps metti na di évoluer quand même am ay goro certainement sa jëkkër tamit yàlla def xëy na li muy nekk Sénégal bariwul disons ndax yomb na aussi en tant qu'actrice ngay dund loolu non dara gënul metti loolu donc ngëm-ngëm ak yow soutien moo la ciy jàppale parce que mënoo di sëy yor ay tout temps macha allah di leen fa bàyyi ñoom kese di dem di jouer ji te amul ku la jàppale soit sa jëkkër moom mentalement moom day am dalay yërëm ba pare comprendre la xam ne yow da ngay liggéey comme moom ni muy liggéey di daan dooleem di ñaq di indil njabootam yow it noonu ngay liggéey jee parce que lii da nga koo bëgg après nga am beneen soutien familial boo xam ne aussi ñooñ soo génnee dañ la jàppal say tout temps xam ne yow mii da ngay liggéey mais tôt ou tard da ngay ñëw donc soutien la rek gars yi ñoo ciy jàpp rek parce que yow dong doo mën a dem. d'accord lan nga jàpp ni moo waral ñu bari xaw a am je dis pas bëtu xeebeel mais xaw a ragal actrices yi wala jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci showbiz te ngay kenn si ñoom kenn dootu ko lam-lamee ci réew mi vraiment. waaw xam nga dañ naan kii comédiens yi duñu sëykat parce que ku ne la ñuy gis ku ne la ñuy foo dem milieu boo dem am na ñuy sëykat ak ñu dul sëykat ñi dul comédien sax xam nga des fois dañ ciy yeb ñiy génn ci télé bi rek mais ñi génn ci télé bi leen dàq sëy aller ak retour ba pare dañuy partager mari dañuy am jëkkër ju baax ba pare woo kenn naan la kaay ñu bokk ko xanaa kon ñooñu mën na ñëw sëy ñun loolu ragaluñ ko de maanaam fépp foo dem rek am na ñu bon am na ñu baax am na ñuy sëy seen normal am na ñoo xam ne aussi duñ ko def donc bu ñu jël affaire rek fixé ko comédien rek parce que xam la moo tax mu gën a fës ci ñoom ndax ñoom dañoo siiw suñu leen takkee
mu siiw suñu divorcé aussi mu siiw mais nit ak yàgg naa sëy di divorcé te siiwut te du comédien mais ñee ay nitu télé lañu ay nitu réseau lañ donc lu ñu def day siiw moo tax étiquette boobu ñu taxal leen ko. Fatou Kiné beneen mbir lu bëree bëri ci askan wi aussi soxal na leen gros mots yi Fatou Kiné di wax léeg-léeg nga koy wax say mbokk acteur wala actrice yi ngay joué ndoor gros mots yi nga xam ne ni ñu ngi koy TikTok ñu ngi koy yóbbu Snapchat nan la ko acteur yi di dundee d'une manière générale mais yow aussi tamit ndax dina la arrivé nga joué dara xam ni lii kat xaw naa exagéré donte ni scénario la les gros mots daal askan wi ñu ngi koy TikTok daal Fatou Kiné daal gros mots yi daal jaaxal waaw des fois ma wax gros mots rek ne coupé leen des fois ma wax gros mots nit aussi mu génn surtout Soda Diagne kooku li ma koy wax te macha allah mag la boo xam ne ragalul daal xam nga théâtre kii la match de football benn nit rek su bëggee nekk l'homme de match moom kese di dem di attaquer di centrer di défendre mënul nekk donc théâtre ku nekk mooy joxe man mi tey su may joué ak nit ñu ne séquence bi dafa war a xumb nga jàkkaarloog man te waxoo su ma waxee doo ma tontu dama lay wax ne la loo xalaat loo xam ne soo ma ko waxee mu déstabiliser ma pour séquence bi neex laax de wax ma ko mën nga wax gros mot mais mu bañ a vulgaire gros mot gars yi dañuy wax gros mot mais gros mot mën na bañ a nekk saaga ndey mën na bañ a vulgaire mais mën na neex parce que dina am ñu mu choqué ndax am na ñoo xam ne peut-être amuñu éducation boobu amuñu kii boobu ne gros mot ñoom da leen choqué mais am na yoo xam ne comédie la day neexal day neexal kii bi mais après ça bon nice daal waaw. alors bala ñoo ñëw ci histoire vécue nga xam ni mooy li ñu gën a ëppal solo ci émission bi Fatou Kiné ndax yomb na nga dund jouer léeg-léeg loo xam ne certainement jàngale rek nga si jublu nga génn maanaam nit découvrir ko d'une façon boo xam ne vraiment yow am nga ci surprise maanaam nga jouer dara génn mu naqadi la certainement nga seetaan ko ba pare wala am ay nit ñoo xam ne aussi ñoom dañ gis ni xëy na gàllankoor la ci ñoom maanaam nga def dara certainement yow amoo ci satisfaction bi nga ko jouer ba pare nga génn aussi ay nit gisee ko d'une façon boo xam ne yow la nga si dugg. comme ça dama jouer benn affaire daal ñu négativiser ko. Voilà c'est ça. kon de peut-être yëguma ko. peut-être mën na nekk xam nga mën na nekk mais yëguma ko. lu la gën a métti loo dund ak fans. lu ma dund ak. fans benn fans rek boo xam ne dund ngeen lu la métti. man de fans yi dund ma ak ñoom lu ma métti genre bëgg biñ ma bëgg yëg biñ ma yëg rek mais xanaa joué woon naa fi benn série boo xam ne man ay nit dañ may vocal di jooy wala nit taseeg magum jëmm taseeg man dund loolu kott ma di jooy parce que da cee gis boppam. xam nga nit ki soo joué benn affaire da nga koy sentir ba pare pour nga mën a masse public bi. waaw loolu def naa ko mais pour jouer benn affaire après ma génn fans yi di casse et tout kon yëguma ko. loo mës a dund lu la gën a neex ak sa fans. waaw des fois mooy xam nga congaan nga toog rek jékki-jékki sa téléphone sonné rek nit ki jël temps woo la ñaanal la ñaan googu mu lay ñaanal rek yow loolu mënoo ko fay. te demaloo ko fenn. yaa ngi dégg wala nit jékki-jékki dagg paasam dëkk ba dëkk ñëw sa kër sees la uniquement parce que Fatou Kiné moo tax te Fatou Kiné moom demalu ko fenn xam nga loolu aussi mënoo koo fay nit donc temps boobu nit ñi am di la ko jox temps bi nit ñi toog di la ñaanal ngay yëg ak nga yëgoo loolu rek macha allah dafa doy. dafa doy. ñuy bàyyiloo xel leader yi ci lu yàggul dara incha allah am na émission bu bees bu ñu leen di dégtal histoire vécue yi tey Fatou Kiné leader yi nag vraiment jàngale rek lañ ci jublu. leader yi aussi gën a xam franchement en dehors de li ngeen di def aussi ci di leen bégal. histoire vécue lan nga ñu mën a nettali. histoire vécue comme ban genre histoire. yaa xam rek bu la gën a touché rek. non congaane foofu du ma fa dugg vraiment du ma fa dugg daal donc mi ngi noonu nañu kii daal nañu ambiance daal ba kii bi jeex vraiment man bëgguma cee dugg. d'accord je vais pas t'obliger mais comme ni ma la ko waxee rek xam nga la chaîne des leaders yi dañ fi nekk. donc en dehors de vraiment li ñu leen di seetaan di kontaan di bég dafa am aussi loo xam ne moom ngeen porté ay référence ngeen ci ndaw ñi. ay jàngalekat ngeen ay porteurs de voix ngeen aussi am ñoo xam ne aussi certainement dinañu xool Fatou Kiné à travers li nga xam ne mooy cinéma jàng ci moom benn message d'encouragement wala loo xam ne xëy na dina ko gën a dooleel. loolu waral histoire vécue moom histoire vécue du ma ko kii mais parce que man dama nekk nit boo xam ne aussi dama sentimental te bëgguma yàq émission bi gis nga maquillé naa ba pare nee naa damaa maquillé nii de damay tourné donc bëgguma koo yàq mais li may ñaax nit ñi mooy nit ku nekk ak yow te dëddoogul suulaguñ ko mu nekk ak yow à chaque fois parce que loolu africain mënu ko de ko exprimer sa amour parce que xamoo à tout moment mën na laa dëddu te su la dëddoo. lan nga bëgg a wax waajur xarit jëkkër. waaw ñëpp. parce que proche jeex na suñu nee kii sama proche la rek des fois nga dégg nit ci réseaux sociaux mu gaañu ngay jooy te xamoo ko asamaan nit koo xam ne nag
sa proche la sa deret la wala sa xarit la wala sa ku la jege la daal koo xam ne kii su demee am na benn trou bu nekk ci yow boo xam ne day manqué te dara du ko mën a combler donc nañuy saafante bëggante di des fois ñaari nit ñoo xam ne sax foo leen fekk ñu ngi xuloo di xeex alors que amour bi ñuy portante seen biir mu ñaari jigéen ñaari góor ku mënti doon tant que nit ki dëdduwul yow doo ko xam donc nañuy bëggante suñu biir ku nekk ñu wan la ne la ah yow kat fii nga ma toll et tout parce que à tout moment nit ki mën na dem te doo ko mën a wax. donc man loolu laay wax. histoire bi dinaa ci des ba léegi lan la woon exactement loo dundoon la ak nit. non comme genre décédé. xam nga yàlla suñu borom da nga bëggoon nit yàlla teel ko fi jëlee. da nga nekkoon bëgg nit da ngay am sa xarit man am naa xarit boo xam ne sama benn bakkan la mu jóge fii accouchement moo tax. am naa sama sœur boo xam ne dafa maa bëggoon loolu muy sama taawu yaay mu jóge fii accouchement moo tax yooyu noonu dañuy nit yoo xam ne daawoon toog benn jour te doo leen gis daawoon toog benn jour te doo leen dégg nga jékki-jékki rek yàlla yóbbu leen nii te feebaruñ defuñu dara ci yoo xam ne donc yow mooy li ma la wax rek bëgguma dugg ci détail et tout donc nañu gën a bëggante daal ku nekk ñu wan sa morom pour subaa sax moom su fi dëddoo mu ne ah man ka ma nekkee àdduna et tout kii woon nañ ma choyé woon nañ ma mais doo bàyyi ba nit ki dëddu ngay soog a woon ne ayu man kii ma ko bëggee woon Fatou Kiné sama xarit nga mais yaa ngi daw question bi la chaîne des leaders dañuy baaxoo rek leaders yi toujours lépp loo xam ne rek lu leen di dimbali la ci seen dundin ak seen nekkin mais également lépp loo xam ne rek ay message d'encouragement la yoo xam ne dañ koy am ci yéen ñi nga xamee ni ay porteurs de voix ngeen ñu leen di jox possibilité boobu en dehors de li nga xam ne mooy caméra yeeg série yi maanaam man aw histoire vécue boo xam ne nit ki mën na ko dégg ne oh mooy li ma la wax maanaam nga nekk nit waaw histoire waaw nga nekk ak nit mu jékki-jékki dëddu la dem doo toog a gisati àddi xam nga loolu aussi dafa métti waaw bien sûr daf ma dal sama xarit daf ma dal ak sama sœur daf ma dal ak ko ñoo xam ne dama ñu maa jege donc mooy lañ ma la wax rek bëgguma fa dugg mais li ma wax ñëpp comprendre nañ ko nañ gën a bëggante ku nekk gën a saafante ak sa morom parce que kenn xamul kañ la fiy jógee waaw te kooku doo toog ko gisati ba tànk fekki woo ko donc foofu laay waxee ndax am na lu la jot métti ci sa parcours bi nga xamee ni ñu ngi ñaan yàlla mu yegg ak jàmm fii ak ay at yu bëree bëri loo xam ne daal dund nga ko ci mu métti la man lépp lu ma ci dund rek leçon la daf maa neex souvenir la am na ñuy dund tey jii cinéma amuñu souvenir soo leen laajee fu ñu jaar ci théâtre dañuy jékki-jékki rek dañoo ñor taat bi alors que faaw nga am jaar-jaar am looy nettali suñu la laajee nettali looy nettali am ay souvenir am loo xam ne soo toogee da nga naan kon man tey egsi naa fii donc loolu rek la mais man vraiment aar bi gisuma lu ma ci metti alors am ay xale yoo xam ne ñu ngi fii di évoluer aussi yàlla def ay gàllankoor di leen dal soit muy mbiru sextape wala lomotif ci milieu showbiz bi mu bari lu ñu koy nammeeku généralement acteur actrices yi nga xam ne ñoo nekk Thiès du leen di dal wala duñ koy faral di gis da nga gis ni dafa am éducation bu certainement acteur actrices yi nekk ci région yi am mu manqué ñi nga xamee ni ñoo nekk Dakar wala da nga gis ni objectif ak ambition yi ñoo nekkul benn non gis nga erreur ñëpp lay dal ku nekk Thiès ak ku nekk Dakar a ci yem gis nga loolu noonu nga wax noonu sextape boobu nit ñi dañ ko war a criminaliser parce que congaan vraiment ku dugg ci biir néegam def la ngay def kooku yow la concerné ak yow yàlla suñu borom mais nit amul droit ne moo war a sàngi mbalaanu sutura bi yàlla sàng jaam nga yow nga sàngi ko def ko ci réseaux sociaux tout simplement parce que daf la neex ku mu doon sa mbokk maa mu doon sa mag mbaa sa rakk jaral na la nga génne xaalis bu bëri fay pour vidéo boobu bañ a génn donc bul ne génn kii sama yoon nekku ci rek nga sàngi mbalaanu suturaam loolu dañoo war a loi boo xam ne dañ ko war a criminaliser ñi koy def tamit nañ ko bàyyi yow lii leçon la ñaata nit combien d'années boobu ba léegi ñi ngi koy teg di ko def à chaque fois nga koy gis yow vraiment instant bi ñu toll en 2021 yéeg ci kaw nit waratul def erreur bu toll noonu donc man loolu rek laa ci wax vraiment du question éducation et tout mais du question région mais nit ci boppam moo war a nite ba gisuma man lu ko fi jar di génn ay mbir di filmer ak waaw yu kenn xamul leer na bala maa jeexal dégg naa am na benn producteur bu mag bu la woowoon proposé la benn scénario nga bañ maison de production bu mag su la lan moo tax yenn série yi nga koy daw waaw mais man am na du n'importe quel scénario laay joué. producteur bi la woon dégg naa li tax nga daw ndax mën nga ñu dikkal ci li taxoon exactement nga woon ko ginnaaw. xaw ma man des fois ma rejeté ay scénario xaw ma sa ban producteur ngay wax. des fois ma rejeté scénario des fois nit woo ma soo ma woowee tag la ma lay njëkk a laaj du scénario bi. si c'est intéressant ma gis ci sama bopp dama koy joué su ma xamee ne parce que am na scénario loo xam ne loo doon ndaanaan soo ko joué da ngay dem ndox ma parce que scénario bi bind bi moo teguwut. donc des fois nga gis nit yéeg des fois nga jékki-jékki ni waa kii moo chuté nii du question moom de
ko foofu indi woon meilleur comédien du monde sax day daanu parce que scénario bi bind bi moo teguwul donc man am na scénario yoo xam ne du ma ko joué am na rôle yoo xam ne soo ma ko waxee ma xool xam ne vraiment man méngoowul ak sama éducation sama culture et tout dama la vraiment merci nga doon bu mag baa bu ndaw balaa ci yemale. super ndax gëmoo ni li nga nekk xale di évoluer ci milieu cinéma mën na la yóbbu ci nga xaw a gàttal sa carrière bi maanaam nga teel a arrêté li nga xam ne mooy sa carrière. pour le moment nii su ma yàlla bàyyeeg bii macha allah ma dinaa ci gën a ramper maa ngi ciy raam instant yi doxuma damay raam. d'accord donc ñaan naa yàlla def ko comme bébé. bébé su juddoo day raam jàppandu dox taxaw après na commencé demal boppam et tout. donc maa ngi ci raam bi donc ñaa ngi ñaan yàlla daal xaw ma nag lu yàlla di def suba. ndax à tout moment tënk-tënk mun na am à tout moment aussi cat mun na am daal cat mooy mën ngaa jékki-jékki mën a too dem wala li dal la wala feebar dal la et tout yàlla nañ ci yàlla musal. mais pour le moment nii waa entamé gu ma sama fin wu carrière. bu ma la doon wax nga lancé benn message boo xam ni ngir suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bitim réew évidemment bàyyi fi ay soxna. certainement souvent seen xel di xaw a jaxasoo nga jëmale leen benn message góor ñi bala ngaa ñëw si jigéen ñi lan lay doon. waa xam nga ndeysaan Modou moom gëm naa ne kenn du ko njëkk àjjana ndax ku bàyyi ndey bàyyi doom bàyyi deret bàyyi lépp dem ba dëkk boo xam ne ana yow ana man des fois nga dégg loo xam ne sax macha allah dañ leen ci maltraité di leen torturer di leen stigmatiser. donc kooku noonu di daw ci neige bi di daw ci naaj beeg taw beeg lépp kooku mënoo koo fay parce que njaboot moo fa yóbbu su ko neexoon toog fii nii def li muy def mais su demee pour njaboot gi gën a mën a nekk à l'aise ndax Modou yow mën naa bañ a lekk foofu de mais su njabootam suuree fii moom kontaan na donc ñooñ moom macha allah waaw Modou moom suñ ko njëkkee àjjana dañ koo njëkk a dee de. alors jigéen ñi nga xamee ni certainement ñu bari ci suñu mbokk Modou yi aussi souvent dañ naan dañuy am si ñoom déception difficile na pour ñoom léegi nga am courage yu takk jabar bàyyi ko fii ban message ngay jëmale si mbokk jigéen. waa neexul xam nga sëy moom vraiment amour à distance boo gis rek dafa metti mais Modou bu ñu jël loolu parce que tamit ni ñu koy waxee sax Sénégal dañoo bëri waxkat da nga gis sa jabar génn. taxaw ak nit sax ñu woo sa jëkkër ne ko diw de gis nañ ko mu taxaw diw de gis nañ ko mu génn fii xamaanoo laajte woo yógoo donc te soo soree aussi te bëgg waaw ñaaw njort day yomb et tout donc nañ rafetal njort yi ba pare gën a jox confiance jabar yi ba pare bàyyi yàgg bi ndax yàgg bi aussi des fois mu dugal jigéen ñi ci loo xam ne seytaane moo leen ci dugal donc waaw nañuy dem di ñëw bul ñu indi dara mais ñëw rek gis famille bi nuyoo xam nga saafonte et tout delluwaat loolu noonu rek day gën a dëgëral sëy bi. ndax mën nga ma dikkal bala foofu la ñuy jeexalee évidemment ak ki nga xam ni moo bëggoon a def publicité wala d'une façon boo xam ne dégg nañ ko en tout cas sur la chaîne des leaders dañuy bàyyi xel lépp loo xam ne rek seen dundi la ak seen nekkin. dégg nañ ne am na koo xam ne daal bëggoon na benn publicité wala waaye xaw a dugal ay kàddu yoo xam ne daal xëy na neexu la woon. waaye vraiment loolu foo ko déggee. ñëw ci rek ba pare. non loolu eggul ci man fekkee bi may wax la. eggul ci man ci kenn ku góor la yem. te kooku da koo lijjanti parce que xam nga nag ñun dañoo am ay càmmiñ ci aar bi am ay mag am ay yaay am ay tout parce que ñun presque Thiès ñun ñooy génération bi mujj bi def théâtre donc su benn affaire amee nga am ci càmmiñ mu xam ne carrément lii su eggee ci Fatou Kiné kii pour lii la ko su dee càmmiñ bu baax dala koy teel a limité. maanaam dañ la doon chantage mais sa càmmiñ boobu moo taxaw. exactement. ne ko su dee lii rek moom mi ngi noonu daal. waaw eggul ci man wax ji eggul ci man. mais moom waaw xam nga dañuy waxtaan entre góor. man de bëgg naa lii ak lii xaw ma nag foo déggee wax jooju. non parce que c'est récent. dinaa ci ñëw. waaw c'est récent mais. dinaa ci ñëw après. exactement donc eggul ci man mais kooku lijjanti na ko xam nga kon càmmiñ bu baax la. alors lan ngay xalaat wala lan ngay jëmale ci message ci soppe yeeg ñi nga xamee ne xëy na jàpp nañu ni donte ni milieu bu sensible la nga nekk ci kër terewul yaa ngi évoluer mais ba léegi mënul ñàkk ngay am yenn tentation aussi. waaw tentation yow nit ki sax danga naa ko am naa jëkkër mu la et après. loolu da lay arrivé. et après lañ lay wax carrément léegi nag masque fulla ak fayda boobu noonu ba góor du la traversé kenn du la yab loolu yow yaa koy def. mën ngaa kaf mën naa fo ak càngaan mën naa ree mais soo ma bëggee traversé. jéggi pont bi nga xam ne nag vraiment yow amoo fa accès loolu man maa lay repousser waat man ko jigéen gi repousser waat la ba nga xam ne carrément fii amoo fi accès fii nga am nga fi accès parce que sama nit nga sama xarit nga sama fans nga mais soo ma bëggee jéggi loolu du mën a nekk non loolu yow yaay am fu lay def ko. merci beaucoup donc mën ngeen dund daal am fu lay gérer seen carrière. bu baax yëpp du ngeen ci am bu baax ñi ngi baax ba léegi. ñi baax waxuma benn jigéen dafa bon parce que jigéen bu ne jar na milliard ka bon sax jar na milliard asamaana ka baax mais vraiment jigéen ñi ñoo war a amaat fullay fayda xam ne ñun yàlla dañoo bëgg man su ma déggee jigéen dafay ëpp safara
damay tiit xam nga lu tax soo jaaree salle d'accouchement da nga naan lii est-ce que mën naa nekk danga naan lii mënul nekk parce que yàlla fi mu teg jigéen ba jaarale ko yow ngay dundalaat yàlla di créer yow nga koy indi di ko dundalaat soo dof-dofloo ba njëkk safara doy na waar de kon ñun nañu jéem a góorgóorlu daal ñun jigéen ñi. alors fi may jeexalee xam nga ni ci la 12 ba la di wax boo xam ne xew na. ak suñu leader. Wally Ballago Seck di concert bi nga xam ne mu ngi koy wàcc. ngir delloo njukkal Sénégalais yi mais également defaat retour bu am solo ci musique certainement yaa ngi koy bàyyi xel moom Wally Ballago Seck ci la 12 ba la aussi bu ma jumul mi ngi dund foofu sa Thiès. waaw le 12 moom macha allah dina yëngu dina neex de. ak Wally rek foofu moom day yëngu day neex macha allah waaw. donc melomaan yi ñu ngi xam naa dinañ ñëw. incha allah incha allah. mbégte la woon ñu am ak yow jotaay. merci beaucoup. mbégte gu amul kontaan te quand même gu amul àpp la woon quand même pour ñu am ak yow jotaay fàttali. kontaan naa yow borom baax nga. merci beaucoup ba pare li ngay liggéey. man damay sawara. kuy artiste di nit. dina sawara liggéey ak yow. dina sawara def interview ak yow. parce que da ngay poser question yu am axe. ak question yu tegu doo balaa nii rek pour wax nii rek ay waxu dof. mais waa di nga xam nga li ngay wax. xam nga fi ngay teg nit ki te doo ko dugal ci ndënd sërëx mooy artiste di daw des fois pour bañ a def interview. macha allah yaa ak sa équipe yëpp di kontaan bu baax a baax. merci beaucoup. ci leader yi nga bokk moom Fatou Kiné borom Thiès en tout cas sëriñ bi aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm maam Cheikh. voilà maam Cheikh suñu grand maam Cheikh ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko sutura bu baax a baax ak mboolem immigré yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñoom ñëpp di ay leader xam ngeen ni jamono ji ñu ngi koy waajal le 12 incha allah ak le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck ci lu yàggul dara sur la chaîne des leaders fi amanillah.